bu ñu tiitaroo peut-être Louga la merci beaucoup. président bëgg na it ku nu ko jàppaleel dimbali ko ndax ci fas ci lay xëy ci lay gont léegi nag ñuy jox kàddu gi professeur Sakhir Thiam bu ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo déglu ko. maa ngi nuyu njiital réew mi le président Macky Sall ngeen ji nuyoo mbooloo bi ci des yëpp ak kilifa yi fi toog yëpp lim bu nu fi nekk mënumaa lim ndax bañ tëb kenn waaye maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant tey bëggee nag jigéen ñi teew bu ñu sañoon ñu gën a sakkat ngeen may ma nag bi ma dégloo ñi nga xam ne ñoo ma jiitu wax yu baax yi ñu wax suñu aajo yi ñu tëral fii li ñu bëgg ñu wax ko ci kanamu jiital réew mi waaye waxee ko nag ci làmmiñu Molière man ngeen may ma nag ma indi Kocc Barma kon njiital réew mi maa ngi leen nuyuwaat ngeen ji nuyoo tey tàmbalee subax naan faaraqtu teqaliko iblis ak iblis wa jamial mafasidi ak lépp luy bijji yàq ak yàqule wa bismillahi rahmani rahim te ci bismillahi rahmani rahim laazamtu ci laa taqook rasulillahi yonti yàlla sallallahu yàlla na yàlla dooli xéewal alayhi ci moom wasallama ak ko musalli wa jamial ba saadix te it ci laa taqook jëf ju baax laa xawla déet pexe wadaa quwwata te du it kattan illa billahi lu dul ci ko dul yàlla al ali aji koy al azim aji mag jaawartu lu Sëriñ Tuubaa wax jaawartu laaha bu ne dëkk naak yàlla bil kitaab bi ci pexeb téeréem bi ilaa duxuliye ba may tabbi jannatahu àjjana nuyu naa leen fasa ju boole ñëpp bëgg a fas raw ci président mi toog kon may wax ne faskat li fi wax yëpp dégg naa ko nañ ko ci booleel rek abra saar ci alquran wal aadiyaati dabhan saar woowu daf ma sax neex ma ba ma taalif ko ci wolof dama ko wolofal mu ne ci bi bu ñëwal li sa liggéey président nee nga may nu ci président maa ci may ñëpp te su ma sottee may la kay bi taalif bi lii laa ci wax ci naaru góor yi jàpp di fiiru ci biir xel yi ferñant yi fettax ci tàpparkawe yi ñuy song ni gaynde teel a bett noon yi pënd bi di jolli ni xiiru ngelaw yi ñuy mbëkk duñu suut dugg ci biir noon yi ci lu biir nit ki moo xarab ñeel boroomam réerewul mbir loolu waxal na ko boppam ci lu biir moo xemmem alal xeeb li mu am xanaa xamul bésub yebbeeku bàmmeel yi xol yi fi nëbbu woon weer mboole seeni mbóot ci lu biir seen borom bés boobu xamal leen bi loolu jeexee daa am lu may bëggee lu ma dal fii ci béréb bii ñi doon ma tappal di ma ràngal médaille bi ñuy wax grand croix de l'ordre du mérite président ñëw janook man bi ma koy tappal ni ma tey jii de élève bi mooy décorer maître bi mbégte loolu ak sag boobu
tax na nag dinaa am sañ-sañu wax am yu ma ko war a wax ndax xam naa dina ma dégg te dina ma déglu day mel ni tey li tubaab yi wax l'oral du professeur devant le jury présidé par le brillant étudiant dont le parcours aujourd'hui est exceptionnel. buur boo gis raw ca nag njiital réew day am kaaraangeek dafam muy partem day am ab xeej nit ñi moom baatu wolof tàmm nañu wax chéri ba fàtte nañ lan mooy xeej bi mooy la personne chérie ki ñu bëgg bañ naan aw ma ci xeej ak seen sax aw ma ci ko mu ci bëgg aw ma ci ko mu ci bañ président ci li ma seetlu am naa ci cëru xeej du dëgg njiit na tam day amum pànk tey dinaa xaw pànk tuuti rek ci naan laa koy defee mooy li ma fi dégg Omar wax ko Maître Diagne wax ko Papa Seck wax ko dégg naa li ñu wax loolu yépp mun naa ma ne dañ koy bokk ñun tam di wax te nag su ma waxu démb di su ma waxu tey waay jóg leen yéen ñii borom fas yi ñun ñi am fas ñu bàyyi nag loxo bi féete suuf fexe ba loxo bi di féete kaw itam loolu mooy lan privé bi am ñu dugg ci jël suñu alal def ko ci fas yi ba suñuy donne sax di ñu xoole bët bu ñaaw naan ñu ngi yàq seen alal ndax xam nañu ne fi ñu dugg mu ne ama ne du léegi la ñu gis li ñu tuddee retour d'investissement li ñuy def gestion di wax cash flow mooy xaalis bu mu jur dafa jaaradi mooy c'est négatif loolu la ñuy dund gis ko li ñuy gërëm président mooy lii Omar wax sax 2% yooyu àtte bi dogal na ko jariñoo bi moo ci des nañ ko jariñoo ca dëgg yemu ma feefu waxu pànk ma sax danaan borom fas yi li ñu war a am mooy subvention ak yarkatu fas yi dañ leen war a subventionné subvention bi lu muy dikkee xanaa 2% bi ñu yokk ko jëm 3 ba 4 ba 5 sax buñ ko yokkee nag seetaat lëf ki nga xam ne ñu ngi ko dénk ministère de l'élevage muy clé de répartition bi ñu dugal ci nag àtte bu bees ne am na ci wàll woo xam ne kat borom fas yi ñoo ko moom borom fas yi nag bu boobaa ñu takk seen ndikk bu baax jóg ne na suñu hippodrome national bi taxaw nag boobaa daañu ko defar dawal ci course yu ko jar njëkk yi yokku ba nga xam ne dina faj soxla yi ba kenn jootul toog ci sa ruq rek di beru naan yee propriétaires yi sonn nañu loolu yëpp dina teggeeku incha allah dama ne bu ñu yem rek ci jox ma nañu dugg itam ci geneen wet gi ñu joxe le rendez-vous du donner et du recevoir comme dirait la langue française nañu joxe ñun tam naka la ñuy joxe foofu la ñu tàbbi jamono yii yépp ñu ngi liggéey ci lan defar une société privée une société de droit privé une société anonyme tuddee nañ ko tur ab la tur sax teraangay njàpp les honneurs du galop man mii maa ko doon dox maa koy doxit tey di ko dox bu baax amoon gàllankoor bu ma téye weer yi passé waaye fa tabarkàlla la yooyu tëb na jeex na dégg nga takkaat naa arne yi maa ngi ci weesu naa oppa léegi ngeen dégg ma ci njàpp bi bu loolu taxawee mu ne président li may ñaan tey laa koy wax ndax dinaa la bind yónnee la ko mu ne lu mel ni teraanga jàpp dafa war a am une concession de service public n'est-ce pas buñ koy octroyer et qui paye des redevances
et qui paye des redevances bu boobaa daañu liggéey fa ñuy jëlee xaalis xam nañ ko bu ñu yaakaar ne tey jii action yi ñu jënd moom la ñuy dawalee déedéet loolu bokkul la ñuy dawalee leneen la duggante naa ak yeneen jàngu yi nga xam ne jàngu yu kawe lañu jàngu jaambur yi ni ki suma bos ni ko ICAO ni ki Sahel maa ngi dugganteeg ñoom daañu dawal plusieurs journées yoo xam ne c'est les journées de l'enseignement supérieur privé booba ñun ñoo koy financé xaalis bi jot a dugg nga xam ne mooy action yi kooku leneen lay jariñ pour l'organisation de la société son département et autres bu ñu ma taxawoon ne tey jii du ñu dawal du ma ne déet du noonu nañu xaar statut yi génn conseil d'administration mooy dogal bu ko defee lëf ki dina am ëllëg bu ma amee lu ma gàll ko lu ma téye du tere mbir mi dox ndax doxal nañ ko fi ñu ko war a doxalee teg nañ ko fi war ko war a teg noonu lay demee. képp ku fi teew maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di la jox sa wàccuwaay di wax sama xarit sunu président sama yëgte ku ma bëgg mu ngi nii chaque jour ma tiitara ko sama jarbaat a ngi nii toog moom mii président yow yaa xam loo bëgg yaa xam lu la dal yaa xam loo mëbët yaa xam foo bëgg a jëm waaye gëmal ni barki Cheikh Tidiane da ngay am jàmm say doom di waayu ñoom Omar Baw mii ñoom Papis ñoom Bibo ñëpp a ngi fi teg ñoom Lamine Diop ñëpp a ngi nii toog ay kilifa doo nga fi ne ëttu ndaw ñi xale yi ñu ngi nii ragal pété day xañu wërsëg voilà yow non dama lay wax waaye nag président am na problème boo mu dugal nag 2010 yaa ne ma Ablaye Wade dafa am ay camion xar yoo xamante am na si 20 ma jëlal la man jël naa 20 jox na waaye ba tey gisuguma la non jël naa ko distribué ko mi ngi nii mu ne mamma ko nedd wala ha nga ko wona ɗum noon wona ko ɗum mbiɗa kam so dañi 20 camion jof naa kam 20 camion am mbaɗa kam distribué joni mi waɗi distribué mi yahay nder mi yani to gila nder mi yani kon nag gars yi ci dama koy may président sama benn nijaay dafa ànd ak jarbaatam ba ñu duggee si àll bi di dox Haalpulaar la nag ba mu duggee si àll bi jékki-jékki rek doomi doom ndeke de fi ñu dem dal nañ fa mais ay gaynde fa ne moom yëgul lu xew xam nga xale yàlla da ko may ñu dox ba seeg mu jël na ko baaba man an dem ko woni aɗa waɗa ni woni baaba downo jogi mborodi de mborodi mooy gaynde an huccu to mbiraga ɗum dañ mborodi oto mborodi gën a dugaat àll bi ndeke maman bi ñuy gën a jege xale baa ngi sentir rek di gis nopp gaynde gi dafa génn rek booy bi abale ak si umpaañ bi gorgor laa ilaha illallah allah dem boni waɗi mun na ko allah boni waɗi nu lan moo am mu ne baaba laa gaynde bi rey na ko mu ne ala baaba ñëw na bu yàgg bay fóot caay bi dara baaba ara baaba kay mi ngi nii di fóot caay bi non nii laa koy def moom sama waaw jërëjëf kon nag damay bañ a comme dinaa ne dafa xaw a sonn tey vraiment bàyyi nag ma jox la xam nga jamonoy xale dafa maire boo xam ne day jaay pomme de terre xam nga dafa am pomme de terre frite ak bu doon bi mel ni égaat bi pour le foot bi génnee maire bi pour faire plaisir pour le foot bi ne ko lama yaa nogoy no nag ma bugga sonna rek lama ma ne jële sa pomme de terre gi nga yey yëpp mu ne ko yàlla ma dama la sonna dama yàq sa xaalis rek maire bi insisté ndekete maire bi dafa seppi bu bees mu tàng am na pomme de terre boo xam ne dafa mel ni égaatu bëri la yooyu pour faire daf ko cas rek lok ko mënutu ko yàbbi mu wër naa su pour pomme de terre bi wàcc xam ne pomme de terre bi dépassé na pour mi fu pomme de terre bi nekk fii rek mu woo benn mbokk pour le vote bi mama de bente mu ne ko lama ko hondu mu simi tuba ñu ko ndaaru pomme de terre ari mu ne ko ala mu ne ko saaraar mi maaye kon gars yi merci beaucoup waaw il faut ma jël sa numéro.
wala ma jaar ci Omar Ba. donc ni sport mënut a am 100 amateurs 77 ba léegi maa ngi ci course 77 ba léegi maa ngi ci course xaw ma benn sport bu du course fu ndawal ci Sénégal dem naa mais président dafa ñëw def ci course loo xamante ni kenn da ko ci deful te ñu fi nekk ñëpp ci course yi billaahi wallahi tere boobu rek wax te man jullit pire laa ñu nekk ci course ñëpp kenn ku ci nekk dafa may defal teranga ñoom ñëpp ku lim da ngay juum ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dafa may defal teranga ma yor njaboot bëgg sport course fu ma dem ku ma ci fekk yow ci àll nga làmb sa poos yëkkati teral ma kon président maa ngi ñaan ci kàttanu suñu borom waa course hippique li mu bëgg nga defal leen ko di ñaan yàlla lafal la ca defal la fa nu gudd gu ànd ak wér ak wér la yéena bi nga am ci liggéeyal ko Sénégal sa borom defal ci kaw sa njot keroog bi nga toogee sa première paire sa première kay Sanjara damaa ñëw toog jàkkaarloo ñu la président nga naa man la yoon bi dina dis waaye macha allah yàlla dina la jàppale booba nag laa la gëj a teg bët booba léegi parce que mun sama yaram moo ma ko maytul damaa bëgg nag loo xamante danaa ci mën a nekk man ci wàllu boppam di ci suturlu parce que amul loo xamante ni man ci laa nekk di ci yëngu te nag du ma ko wax kenn ku du yow mi sama président di ñaan yàlla la fa la ca gundal sa fan ci wér tey mooy président course hippique Cheikh nga ñëw fii président da nga am sa doomu baay bu la namoon nekk fii yow ci biir kër gi waaye lu ñaaw mos a dox seen diggante nga bëggal ko sa bopp Ablaye Wade boole leen yar muy Mamadou Diané Diop mële mi ngi lay sant. mbooloo bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant njiw bi nag maa ngi si gis le président de la République monsieur Macky Sall mi nga xam ne moo ñu recevoir tey vraiment apparemment booy xool li ma waroon wax yëpp gars yi wax nañ ko lu ñu tëkkoon la ma war ko wax mais gis naa ne gars yi ak seen xër ak bëgg a defar ñoom ñëpp wax nañ ko la ñu wax nag jarul di ci delluwaat li may xamal daal président de la République mooy ñun sa njaboot lañ. te dañu ànd ak yow ànd bu sincère bu avec affection xam nañ li ngay liggéeyal réew mi du caaxaan parce que li ngay liggéeyal réew mi ça c'est une volonté divine yàlla mooy conduire say pas ngay def loo xam ne nii ça émerveille tout le monde ma di la seedeel ne ñun monde turfiste bi toog fii yëpp par ma voix ils sont tous derrière vous et le forum lépp loo xam ne décidé nga ko wala foo war a dem ak mun ci doon woo ñu ne woon à votre disposition am na nag lu ma waxtaan ak Ablaye Mbaye Pekh si pet il m'a parlé de Kaolack quelques difficultés yu ñu fi rencontré danaa ko régler en 10 minutes le problème parce que le khalife général c'est mon cousin lu ma ko wax dina ko def te waxuma sax khalife général bi am na des casse-pieds yu fi ne yoo xam ne dinaa déplacé wu spécialement après le Grand Prix dem Kaolack régler ce problème là mais yow foo dem ndam rek nga fay génne président kontaan nañ ci yow bëgg nañu am na lu ma bëggoon détailler concernant même les courses hippiques parce que man maa yor gestion bi il est bien vrai maag suma trésorier Major Diack mais il faut ma leeralal ne Lat Diop bi nga xam ne mooy directeur général LONASE nit ku baax la lépp loo ko wax il l'applique te man saa yi ma fa demee avec nos difficultés ne ko ma may yokk 2% sur le solde constitutionnel ça ne couvre pas mes charges mu ne ma vous avez raison mais chaque fois que de besoin viens me voir te saa yi ma fa demee teral nañu mooy lan daf ñuy jox xaalis jàppale ñu lu bokkul ak prélèvement bi bien que ça ne couvre pas nos charges mais damay bàyyi ba ñu gis la rek parce que man rencontré woon naa la il y a 1 an et demi recevoir nga ma au palais on a discuté waxoon naa la lu bëri nga ne ma lépp dinaa ko réglé moo tax bi gars yi bëgg a suri ci affaire hippodrome bi ma ne leen bu leen ci suri président nee na dinañu defaraat hippodrome il faut lui laisser le temps de le faire loolu nag moo tax man suriwuma ci wax ji xam naa ne incha allah du ñu defal hippodrome boo xam ne bii macha allah loolu nag affaire la boo xam ne ñun suñu yaakaar yëpp ci yow lañ ko def parce que yow dañuy tiitaroo mais président tëddal nga nelaw loo bëgg yàlla dina la ko defal parce que yàlla mooy guider say pas te wax def nga loo xam ne ci Sénégal gii kenn defu ko fi lu benn président bu ko fi def yàlla nag si yow la ko tombeel et loolu nag yàlla na la jik mais maa ngi lay seedeel ne incha allah loo yóotu rek incha allah yàlla dina la ko defal. ne ko xam naa koy ni yaay mënu ma lu mu doon mënu ma bëgg ni kóor bañ ni kóor kii nag mooy taaw bi mooy magi Omar Adama ñoom dañu àndandoo rek jàppale seen rakk ji mu nekk ci ginnaaw Cheikh Niang waaye ñu la fàttali ni nijaay Iba Kere ba mu ju génnee àddina ndaw yi nga yebaloon ñëpp ñëw na Ablaye Daouda Diallo moo ñëw Makhtar ba ñëw ñëpp fekk si Omar Bawo
kon bu ñu toogee tey suñu biir te Iba Collé Bawo bu dee dawal grand prix première dame foog mu jëndal Marème fasu or décoré ko war nañ la ko fàttali li ci def nag mooy wàcc ma daan naa la wóoru ku daan kaw ngay féete. communicateur géwél yëpp a ngi sama ginnaaw léegi nag président au sauver la parole kaddu gaangoo Bakar moom it jox na la ko waaw loolu lépp nag Omar Bawo ko waral. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Mbokku communauté des courses hippiques. Tey jii am naa mbégte lool ci dalal leen fii ci palais de la République. Dama naroon sax wax ci kàllaama Molière waaye kii di sama sëriñ jàngal ma di professeur Sakhir Thiam fële ci kàllaamay Kocc Barma donte nag mënuma jaar fi mu jaar ci kàllaamay Kocc danaa waxtaan ak yéen ci kàllaama googu ndax ñi ëpp ci ndaje bi suñu jëlee ndaw ñi ci nekk di jockey yi jël entraîneurs yi jël amateurs yi waxuma sax borom fas yi xëy na ci kàllaama googu lay waxtaan bi gën a yaatu kon ma leen di nuyu di leen bëggee itam ci jotaay bi di leen masawu coono ndax ci midi lañ waroon daje waaye booba ay délégation yu jógee fu bare fu sore ñoo ma téye te am na ñeneen ñuy xaar waa Kébémer ak waa yeneeni gox moo tax ma leen di masawu coono te di leen balu àq di wax ne nag tey jii daje naa ak communauté bu am solo ci réew mi muy les acteurs ou la communauté des courses hippiques ou des sports équestres ah fas nag taalif bi professeur taalif te mu tibbee ko ci alxuraanul karim wala aadiyaati dabxan nag ñun ba ñu nekk ndaw di ko jàng xam nga dafa am rythme waaw mais nag xaw ma waaw xale yi moo tax bu ñu koy jàng dañ koy wëy ba mokkal ko loolu dafa am solo kon communauté bu am solo moo fi daje tey may nuyu président national CNG muy Alaaji Cheikh Tidiane Niang di ko gërëm ci taxawaayam ak gestion participative bi muy def ci course hippique di gërëm professeur Sakhir Thiam kuy wax fas ci réew mi ak course war na ko delloo njukkal yaakaar naa palmarès bi fi Makhtar Seck wax muy ku jara kañ moom itam ndax historien la du cheval te loolu lu jara sàmm la lu jara suuxat la li mu wax wane na professeur Sakhir sacrifice yi mu def moom ak turfiste yi ndax sacrifice mooy jël alal ju takku di ko jëndee ay fas di recruter ay nit rien que rek pour sa amour pour le cheval maanaam bëgg fas jël sa alal ju bare bare def ko si demoon na sax ba jox 20 fas escadron monté bu gendarmerie nationale loolu lu am solo la te yaakaar naa ne amaan na sax yeneen ñi xalaat ci escadron bi en tout cas maa ngi lay remercier bu yàggul changé woon na fas yi am ci escadron bi parce que demoon nañ nag ba xaw a màgget ñu jënd yu fas yu bees may nuyu ñi fi jël kàddu seen tur
Moustapha Bao vice-président bi yor communication bu CNG porte-parole muy Mamadou Ndiaye bi fi waxal entraîneur yi wax fi kàddu gu takku muy Pape Yoro Ñing ci turu jockey yi mais Keba Gueye Momad Dieye moo wax seen tur muy également maître Souleymane Diagne président de l'association nationale des propriétaires éleveurs de chevaux de course maître ñu ngi lay nuyu bu baax di également Pape Seck bi représenté président bu fédération des sports équestres muy Ibrahima Wade ah gis naa ne nag aussi architecte yi Chérif Diatara ak Mbaye Sène ànd nañu ak seeni partenaires turcs ñu leen di nuyu di leen gërëm également ci présentation bi ñu defal di nuyu suñu rakk Omar Bao premier vice-président chargé des finances et du sponsoring Omar maa ngi lay nuyu bu baax xam naa aussi sa taxawaay ci course hippique xam nañu sa taxawaay ci réew mi de façon générale bien sûr ma ñëwaat ci professeur Sakhir parce que moom mooy tëjaat liste bi moom ak Cheikh Tidiane di leen nuyu di leen ziare waaye may nuyu nag di ziare ñi fi toog jàkkaarloog man ak soxna yi professeur wax na ko soxna yi waaw war nañ leen nuyu yéen ak amateurs yi di nuyu le commandant Baro bi nga xam ne mooy directeur général arène nationale ak mbooleem jotaay bi yëpp di nuyu les invités saluons nos invités venus de Toulouse et nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir et de constater votre intérêt pour les courses hippiques au Sénégal bienvenue dégg naa bu baax kàddu yi Gallo maa ngi lay nuyu pour reeloo nga ma ba sama rongañ génn xam nga loolu c'est grave jërëjëf alors li ma bëgg a wax mooy liñ fi wax bëri na damay dalal seen xel pour faire court si benn 2% yi ñuy wax l'acte est pris le décret est pris donc il sera appliqué pour man d'ailleurs l'application était en vigueur mais xamal nañ ma ne amoon na arrêté xam nga rek droit ni muy mel arrêté bu ñu waroon jël donc loolu bu ñu delloo conseil des ministres après le 31 incha allah dinañ ko def pour que vraiment li war a ñëw ci course yi ñëw ci course yi li war a ñëw ci filière bi ñëw ci filière bi donc loolu ce sont des instructions qu'on renouvelle pour la direction générale de la LONASE, le ministère des Sports et le ministère des Finances et du Budget. Hippodrome national ambition la si man pour ma réaliser ko après l'arène nationale de lutte après le stade national le stade du Sénégal stade Abdoulaye Wade après Dakar Arena basket bi am na stade am muy Tamp lamb ji am na ko football bi am na ko donc course yi yenn ci des te dinañ ko def incha allah mu def nag dinaa xool parce que maa ngi doog a jot projet bi ñu xool ko saytu ko xam nuñ koy tabaxee démb rek am na ku ma gisoon ne pare woon na pour tabax hippodrome national mais Sandiara la ma waxoon parce que comme autoroute baa ngi dem aussi ba Sandiara bon dem bi ak dëkk bi donc loolu dafa nekkoon volonté mais dans le cadre d'un partenariat public-privé donc dinañ xool li xool aussi yeneen plan yi l'essentiel mooy nag man su may liggéey damay jël dernière technologie ak hippodrome yi gën a xarañ foofu laa dem wuti bu mel noonu moo tax nag bu ñu ma joxee ab plan foog ma gëstu ko xool ko saytu ko su baaxee
ñu dem si su fekkee am na lu ñu si war a modifier ñu modifier ko parce que li ñu war a def temps bi ñu perte yëpp buñ ko amee rek xel war na mën dal ab waaw loolu mooy li nga xam ne dinañ ko waxtaan ak CNG bi waxtaan ko ak ñi si acteurs yi pour que ñu mën a def hippodrome bi ci condition yu gën a gaaw mbirum fas aussi bëgg naa jamono ji ñu ngi yeggali histoire générale du Sénégal des origines à nos jours maanaam ci njëlbéen gétt ba tey lu ëpp ñetti téeméeri junni ci ay at fan la Sénégal jógee fan la Sénégal yi jógee jaar-jaar yi depuis ci maamaat yi ba tey ji war nañu jël benn tome wala benn chapitre particulier bu ñu war a jagleel rôle du cheval au Sénégal ndax ci jamonoy royaume ba tey fas ak gawar dafa mos a nekk loo xam ne dafa bokkoon ci symbole ba tey jii ci président de la République dafa am un escadron monté de la gendarmerie nationale boo amee gan bu mag la nga koy teeroo bu moto yi pare yëpp dañ leen di teg fële fas yi ñooy jël mujj bi ci buntu palais bi donc fas dafa am solo te noonu la mos a mel ci àdduna kon aspect boobu war nañ ko wax ñu yor histoire générale pour ñu boole ko ci liggéey bi ci wàllu école de formation yi ngeen wax itam yaakaar naa ni commandant Baro am na espace bi mën nañu créer un centre de formation am na d'ailleurs ay centre ñuy créer jamono ji formation professionnelle ñu peut-être loger ko foofu comme le foncier est disponible fas yi aussi ñu ngi fi ñu mën a am ay travaux pratiques boo jàngee boo wëlbatee ko gis fas yi da nga am espace boo jaabalee da nga mën def lu bare kon loolu mën nañ ko sottil utal leen centre de formation buy former jockey buy former entraîneurs yi selon les différents niveaux bien sûr buy former les maréchaux comment vous l'appelez encore ferrants les maréchaux ferrants ak xeetu liggéey yëpp yi nekk ci fas bëri na lu ci am ci ay liggéey ñu mën ko def donc loolu bëgg naa aussi ñu noter ko ci engagement yi may jël fii tey ginnaaw loolu ci wàllu liggéey ginnaaw 100 emplois yi ñu wax mën naa leen wutal yéen ñi moom fas yi c'est-à-dire les propriétaires nga xam da ngeen di jël ay nit dans le cadre de la convention état employeur ñu signé ak yéen ci emploi yi ngeen am genn wàllu salaire yëpp ñun ñu jël ko yéen ngeen fay genn loolu ñu ngi koy doxal ci secteur yu bëri agriculture industrie donc secteur course hippique mën nañ leen di jëlal lu mu néew ñetti téeméeri emploi ba 500 yoo xam ne boo leen jëlee ay jockey ay entraîneur ñi liggéey ci yéen emploi yi la moitié des salaires programme boobu mën na ko jël avec le ministre en charge de l'emploi donc ministre secrétaire général Omar Samba Ba mën na toppatoo loolu ak yéen pour ñu yokkal leen ko alléger leen maanaam wàññi jafe-jafe yi charge yi ci yéen li ngeen wax aussi ci douane bi ci taxes yi ñuy fay pour fas yi ñuy importer comme dañuy def amélioration génétique mën na bokk suñu politique donc loolu dinañ étudier les modalités pour enlever ces taxes au moins sur une période wala alléger ko ak bépp matériel boo xam ne day dem ci écurie pour que ñu mën a jàppale le secteur donc loolu mën nañ ko def te dinañ ko def bu ci yàlla andee alors wax naa hippodrome bi wax emploi yi léegi 2% yi également maintenant idée yi professeur Sakhir wax am na aussi ñeneen ñu fi wax création d'un observatoire foofu aussi mën na am peut-être une fondation d'utilité publique parce que bu dee société SA c'est une société qui est censée faire des profits payer des impôts
day nekk dans le régime commun mais peut-être qu'il faut créer une fondation d'utilité publique du tere lépp luy dépense buy demaat ci secteur bi dina ci dem voilà mais on peut réfléchir ensemble sur la meilleure façon d'avoir ou bien une société anonyme qui bénéficiera après d'une concession de service public mën na nekk ou alors une fondation d'utilité publique boo xam ni état bi dina ci def wàllam mais aussi acteurs yi alal ji ci dugg bu ñu joxee ku ne cëram daanaka différence bi rek mooy du am ay actionnaires yoo xam dinañ recevoir des dividendes mais tout le reste sera supporté par les recettes de cette fondation d'utilité publique. Là aussi la réflexion est ouverte mën nañu xool nañ koy defee. Alors am na loi portant charte du sport bu ñu tàmbali liggéey booba amateurisme dugal nañ ko loi la boo xam ne aussi ministère des sports mu ngi koy waaj a mottali ak comité national olympique pour que ñu mën a am ay dispositions yoo xam ni dana permettre lii ñuy wax société concessionnaire wala cadre bi ci boppam dañ ko tëggaat ba nga xam ni dinañu organiser waat suñu bopp parce que Afrique tam li ñuy gën a tardé souvent dañu informel ba mu ëpp c'est-à-dire dara duñ ko organiser or secteur la yoo xam ne mu ngi dundal ay doomu aadama ñeneen ñi ñu ngi ci dugal alal ju bëri donc war nañ ko mun organiser ba nga xam ni état bi li mu war a def dana ko def mu am njëriñ mais yéen ñi nga xam ne aussi yéenay dépenser di jënd ay fas yor écurie yi da ngeen mën a en tout cas gën a toppatoo seen passion ci anam yu gën a rafet donc loolu aussi daañ ko xool ci lépp luy revoir les statuts ou la loi portant code du sport xale yi nag ma bëggoon jeexale ci ñoom ak dimanche prochain Grand Prix du chef de l'État bëggoon naa li ñu wax dafa daw yaram parce que bu dee da ngay nekk ndaw nekk jockey dawal nekk champion plusieurs fois boo gañee ñu may la xaalis nga dem ak tous les risques accident yi boo paree amoo retraite amuloo cotisation sociale amoo couverture maladie universelle loolu dafa metti te dañ ko war a changer pareil bu fekkee jàngal nañ leen ñoom ci bu ñu nekk ndaw fas nan la bindoo jàngal leen dawal bu ñu demee ba pare nekk jockey peut-être am 35 ans 40 ans xaw ma ban âge la ñuy wàcc au moins ñu formé wax leen ñoom ñu mën a nekk ay entraîneur wala leneen ni ko footballeur yi defee donc ci loolu fas yéene naa wut au moins 10 hectares pour def ko ay terrain ñu jox ko acteur u jockey yëpp ak entraîneur yi loolu bu ñu ko aménager suñ ko aménager mën na génne lu mu tuuti ci diggante ñetti téeméer ba ci ñeenti téeméeri parcelle yoo xam ne jàpp naa ne tey képp kuy nekk jockey wala nekk ci ñuy liggéey mën nañ leen ko amal zone bu mel nu dagg xol ba wala feneen loolu mën nañ ko def mu nekk loo xam ne aussi dañ leen di wan ne bàyyi nañu xel secteur bi pour que ñu gën ko jëmale kanam pour nañ daan defee grand prix bi moom xam naa noonu rek lañ koy defee dégg naa nag ren yéen a ngi ci 48 millions pour les frais incha allah dinaa leen ko jox yëpp couvrir ko. Voilà mu des
mu des xam naa dama koy def rek 60 48 di jëm ci journée bi 12 millions yi nekk paas kon nag maa ngi sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte lool nag ci daje bi kon foofu rek laay yamale kàddu gi xam naa ni danaa yónnee malheureusement dimanche bi bu duloon sama programme may ñëwal sama bopp waaye fi mu nekk moom dama nekk ci combat bu ndaw boo xam ne mooy gravir autour du Joal le président Macky Sall recevoir bi mu leen recevoir nag waxtaan ak ñoom ñu wax ko doléance yi nga xam ne moom la ñu am te it lañ ko waroon wax yëpp ñu wax ko te Omar mi bokk na ci ñu ko wax ba nu paree Omar président rafetlu loolu yëkkati ay kàddu ay tontu yu am solo tontu ko bi nu génnee nag ci leen ko tàllal suñu micro Omar di la laaj daje bi nga daje tey bi ñu daje tey ak président ban jàngat ak ban yëg-yëg nga ci yëg. merci beaucoup Diawa comme ni nga koy waxee rek tey ñu koy rafetlu ci bisu àjjuma ji amoon audience bu mag ak le président de la République son excellence monsieur Macky Sall mi nga xam ne mooy njiitum réew mi ñu ñëwoon tey nag biñ fi ñëwee biñ fi génnee am ci mbégte lool ndax liñ fi doon xaar yëpp yàlla saafaraal nañu ko ndax moom day nekk nit koo xam ne day dégluwaate ba pare itam di résoudre les problèmes donc biñ ñëwee soulever nañ problème yi filière équine bi yëpp jànkonteel lu ci mel ne l' application des 2% de yi nga xam ne moom la ñu signé loon pour la loterie nationale sénégalaise di ñu ko jox depuis 2018 mu defe ne woon que ñu ngi ñu koy jox am na ay yoo xam ni niveau d' information boo xam ne àgguloon ci moom moo tax mu ni après conseil des ministres du 31 juillet dina def application immédiate pour ñu koy jox également résoudre nañ fi yeneen problème ndax avant ñuy commencé woo naa jockey bi bu ñuy wax Momar Dieye ak Tons Ndiaye mi président entraîneur yi ma ne ko doo leen demee seen doléance li mu war a nekk mooy fu ngeen dëkkuwaay bu ngeen am parce que comme lii ngeen liggéey éternelul doo leen bàyyi ngeen am fu ngeen dëkkee la seen njaboot gis nga bi ñu ko waxee président de la république fi ñuy wax dagg xol muy site bu baax site boo xam ne site bu prisé la ñëpp fa lañ daw di ko uti présentement mu ni daggal la leen fa 10 hectares xam nga loolu muy loo xam ne lu ñu war a rafetlu piste d' entraînement également bu Sangalkam bi ma ko waxee mu ne ma indil ma xool leen plan bi du fekkee bokkul ci zone commune kii ISRA bi ñu dañ leen ko attribuer donc yooyu yëpp ñoo xamante ni ñu ngi koy rafetlu tey itam grand prix chef de l' état bu mel ni itam te musul am parce que dañ ñëw mu ni projet de budget bi nga xamante ni benn moo ko déposé woon moo ko doon suivre mu ni fay naa lépp waaw hippodrome national bi itam gis nga tey ay turc ñëw nañ fi yoo xam ñoom ñoo financé à hauteur de 85%. nee na démb tam recevoir na ay nit pour ñu def soumettre nañ ko projet bi PPI pour ñu def ko fële côté Sandiara mais man peu importe sama digganteeg yàlla rek laay wax hippodrome national ku ko mën defal suñu avantage la ñun parce que tey jii doo dee xool li ñu daloon Kébémer rek laay bañ mu dal ñu parce que Kébémer si vous vous souvenez bien Ablaye Wade bi mu dafay arène nationale bi dañu dama leen defal hippodrome national bi ñu ni duñ fa dawi ñu ni bëgguñu fa mu ni comme yéen moom seen i fas maa moom sama xaalis da tey jii duñ ko amoon dina am loo xam ne jàpp nañ ci léegi nag moo tax nañ ñaan yàlla benn aboutir waaw wax na tam ci emploi des jeunes nee na dina xool lan lay dimbalee boom à privé yi jël s'il le faut 50% yi yeneen 50% yi état bi si jël ko en charge ñun ñu jël yeneen 50% yi di remercier tam au passage le directeur de l' emploi Pape Modou Fall ndax jox nañu 120 emplois bërki dee mu wax naag président CNG ci réunion bi donc yooyu yëpp muy des acquis positifs yoo xam ne course yaakaar naa ñun ñëpp duñu bokk ndey bokk bàyyi ñëpp course day jëm kanam parce que activité économique la boo xam ne dañ ko war a vulgariser dañu waxante dëgg parce que quoi qu'on puisse dama koy wax nee naa un jockey
ci benn dimanche il peut percevoir minimum 500 000 francs mais 500 000 francs salaire fonctionnaire au cadre la nañ waxante dëgg peut-être nag li ciy kii rek mooy 6 mois yi ñuy toog duñ dawal day metti loolu moo tax man loolu rek laa gis moo tax calendrier beeg yooyu yëpp nañu xool nu ñu ko aménager di teel a ubbi te man je pense que problème mu xaalis bii duñ ko régler avec la loterie nationale sénégalaise te monsieur Lat Diop bi nga xamante propriétaire la comme ñun yaakaar naa warul am jafe-jafe man pour man warul am jafe-jafe comme propriétaire la comme ñun de kii njiitum réew mi mooy li ma wax un décret présidentiel ça ne se discute pas ça s'applique man sama version musul changé ci wax jooju damay wax sama aqulaay taala et man aussi man du ma lu ma wax du ma gëm lu ma waxul ak ku mu mënti doon yàlla du wàccoon tam li ma wax nii dama koy wax tey dama naan ko président yaa ñu signé lii te jotuñu ko waaw lu tax nag jotuñu ko mu ni ñaata ngeen di jot ma def ko explication yi ci la résoudre problème bi ñeen nit ñi tam wax dëgg yàlla comprendre naa leen am na niveau boo xam ne toll nañ fa ñoom mënuñu ko wax parce que ñun démembrement de l'état lañ état moo ñu fi teg mais man avant tout je suis propriétaire éleveur de course de chevaux du Sénégal sama intérêt laay xool bala maa xool intérêt CNG moo tax nag man ma porté combat bi wax ko ni ma ko war a waxee ci ni mu teggi neew it waaw xool waxuma ci benn wax bu teggi ci ni mu teggi neew it laa ko waxee waaw donc daal di wax ni président de la République ñu ngi koy ñaanal yàlla wax dëgg yàlla ku am yëg-yëg ci ñun la fas biñ ko may itam ñëw na ba xoolal ko boppam mu ni fas bi laaj nañu duñ ko croiser ak yooyu yëpp mu kontaan ci loolu ñu nañ ko teewaat araba donc ak bi ko mbay jën may donc loolu yëpp ay xeetu teranga la loolu dafaluñu ko suñu bopp itam damaa bëgg mu leer ñi fi ñëw tey jii ñëpp lañ ko defal la preuve loolu moo tax bii dam am yéen ñi fi nekkoon ñëpp paas leen ci lii malgré du fekkee c'est symbolique mais lu am importance yëg-yëg bu mu am ci ñun la di leen sant di leen gëm di man lii laa xam mooy course ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tey ku fi sa tànk tegu di nga xamoo kii écurie bii la bokk xamoo kii écurie bee la bokk xamoo kii fee la bokk donc course dimanche kese la à part loolu nit ñi mooy xoolal tey nit ñi ñëpp silvi sa ñëw toog kenn xamewul kan mooy kenn loolu moo jara sant yàlla moo tax ma ni président dara à part football bi ñun nit ñi ñoom amuñu ko fenn dañuy waxante dëgg ba pare ay nit yu silvi sa ñoo fi nekk waaw kay dañoo bëri Bécaye Mbaye wax na ko keroog nee na doo bëggee gis nit yu noble sulusi rek ñëwul course ñu mën a sañse ñu toog jàpp seen njàmbu amul xeex amul dara loolu course rek moo ko am de président de la République man je pense que moom moo ñu gën a comprendre message bi mooy li ma ko wax ma ni ko yow bu dañuy fàtte ni que yow éleveur de chevaux nga man moom xam na bu baax li ma ko wax waaw di leen sant di leen gërëm di ñaan daal nañ boole xol yi bokk ndey bokk bàyyi affaire bi ñun ñëpp ñoo ko moom mu jëm kanam waaw sant ba pare itam di féliciter tam ñi nga xamante ne jóge nañ fi gën a sori ci Sénégal muy Matam mu jaral leen ko depuis biig ci guddi Kaolack Matam Dagana fu nekk Daara Jolof Linguère Kébé Mbacké ñooñu ñëpp ñëw ndax affaire bi yitteel leen ça veut dire que fas ñoo na leen ñoom itam ñu ngi leen di encouragé di leen xool itam dans le long terme nu ñu mën a def ba jox leen ay étalons ñoom itam ñu soqali seen élevage ndax ci lañ bokk ndax nit doo leen bokkee bëgg-bëgg te nga tane ko ci leen da nga koy def te yàlla tax waaw parce que ku ci nekk mënoon nga toll situation bi bëgg am fas doo ko teglu moo tax dans le long terme dinañ xool nan lañ leen di dimbalee ñoom ay étalons pour teglu merci beaucoup.